diwaanu Tëngéej ñu dem dellu siwaat. gis nañ la ci bu yàgg lu koy jëmale kanam yaa ngi ciy yëngu ci ay association ñoom seen Rufisque Est sax gën a cosaanoo dañu déggoon ni tête de liste nga fay doon ci élection yi ñu dëgmal mu jigi nekkoo tête de liste nga ni da ngay nekk ci ginnaaw Ismaïla Madior Fall mi nga xam ni candidat la ci Rufisque Est ak candidat ci ville bi di mairie bu mag bi waaye mën nga ñu expliquer lu tax nga ni ba léegi sama bët mooy jiite Rufisque Est naam nekkoo tête de liste. ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant sëñ Babacar di gërëm bu baax Georges Déthié ak it bépp auditeur tey bu ñu déglu ces questions dafa am solo lu tax ma ne dafa am solo ndax xam nga askan wi nga xam ne ñoom ñoo war a tànn ñi leen di jiite ay diir ak diir war nañu xam nan la élection yi demee élection locale du élection présidentielle élection locale du élection législative élection locale dafa nekk élection yoo xam ne dañuy tabb ñi nga xamante ni ñoom la askan wi xam askan wi nag ñooy fa ñu yeewoo tudd nga ko Rufisque Est nga may ma balaa may xuus ma nuyu waa Colobane ko ñu Malick gisee ndax man foofu laa dëkk waaye tamit di nuyu bépp jigéen ak bépp ndaw ak bépp kilifa ak bépp askan bu yeewoo Rufisque Est alors nan la demee mooy dañu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar coalition boobu am njiit ñu koy tuddee son excellence le président de la République monsieur Macky Sall ba mu nag ñu joxe ndigal ngir ñu topp ci ginnaaw Ismaïla Madior Fall ndax mun nañu moom mooy jiite tête de liste Rufisque Est ak tête de liste ville bi defuñu rek lu dul topp ay ndigalam ndax aussi waxtaan wax dëgg ca la ndigal moom moo yor àddina nit ki boo amulee kilifa nee nañu jinne nekk sa kilifa loolu bu wëyee li ëpp solo aussi ñu wax ko askan wi mooy effectivement toutes les chances sont possibles parce que Ismaïla Madior Fall ci boppam professeur Ismaïla Madior Fall moom li ko soxal ville bi la dinañu nag liggéey ba mu gagné ville bi gagné Rufisque Est commune Rufisque Est bu ko gagné nag ba pare benn rek la ciy jël mooy moom bi nga xamante ni moom la taboon bi ci des nag dafay démissionner bu démissionner nag jigéen ñi nga xamante ni tey elles font 52% de la population rawatina Tëngéej ak ndaw ñi nga xamante ni tey boo jëlee commune Rufisque Est ñetti lycée yëpp a gën a mag ñu ngi sama commune Rufisque Est ak it askan wi lan la ñu soxla mooy benn vent de renouveau ci wàllu leadership bi nga xamante ni tey sooxe na fa trop lu tax ma ne dafa sooxe ndax Babacar bul umpe mbir ne li nga xamante ni tey moom mooy liggéeyu maire mooy fexe ba ci wàllu wér-gu-yaram ñu am des services de proximité au niveau de la santé lu soxal éducation mooy am ay écoles yoo xamante ni méngoo nag jamono man école yi dama ci yëngu bu baax ndax depuis 2016 dama am association bu ñu duppee association Tëngéej Tuuti Tànk du ma gëj ci école yi li ma ci nemmeeku en tout cas école yi nekk sama commune dañoo wéet loolu ci wàllu infrastructure xale yi maanaam environnement bi daf leen di agressé. man bu ma dugg loolu ab pàcc la ci sa programme déjà sama programme mais est-ce que comme nee nga Ismaïla Madior Fall fi mu teg gët moo di ci mairie ville bi bu fekkee ne gañe ngeen Rufisque Est gañe itam ville bi moom ca ville ba lay dem est-ce que déggoo am na ci ni bu loolu amee yow la ñuy tabb ndax bu boobaa conseil yi ñoom ñooy woote fal seeni maire loolu Georges ci seen camp en tout cas. ci suñu camp li ci ëpp solo rek mooy li ma wax sànq mooy liggéey bi d'abord pour man liggéey bi moo ëpp solo maanaam.
loolu ça veut dire que état bi sori na soriwul état bi soriwul ndax ki nga xamante ni moom mooy le premier magistrat de la commune kooku tey moom moo war a teg ci ndoddam responsabilité bi nga xamante ni moom moo war a am mu am ful ak fayda li nga xamante ni moom la war a capter ni ma ko waxee sànq li nga xam ne moom la war a capter ci ay programme mu capter ko li nga wax ci Tëngéej démb rek maa ngi koy wax ci beneen média ma ne li nga xamante ni tamit bokk na ci suñu chantier mooy aménagement de l'espace parce que tey boo jëlee Rufisque Est bokk na ci communes yi gën a rëy Rufisque Est dafa sax empiété ci ville bi ndax ñun ñu nga ba këri kaw ak këri suuf parce que foofu mooy suñu centre ville foofu tamit ñun am nañ fa programme bu yaatu boo xamante ne nii dafay agrégé lu bëri ñu duppee ko Rufisque ville mémoire pour maanaam récupérer wala boo ko restaurer ci nasaraan lépp loo xamante ne nii caada la ak cosaan moo xam ci wàllu bâtiment moo xam ci wàllu li nga xamante ni daf ñuy fàttali suñu cosaan ñu fexe nag aussi ba aménager li nga xamante ni moom mooy principal artères yi maanaam fi nga xamante ni fa la nit ñi di dem ak ñëw ñu aménager ko nit ñi aussi gën a féex ndax aussi lu ñu seetlu Babacar te ñun tamit loolu bokk na suñu axe programme mooy fexe ba suñu communes yi suñu quartiers yi nekk des espaces de vie dignes maanaam mu bañ a nekk des quartiers dortoirs. tey loolu la ñu seetlu Georges mais est-ce que loolu dana yomb yow nee nga ni premier magistrat ba dafa war a jéem a capter li nga xamante ne moo di programme nguur ga te nguur gi itam mi fi ne day diggee te du def xam nga loolu du yomb. dige bi xam nga mooy lan dige bi mooy déjà taxawal ay programme oui mais am na programme yu bëri nga xamante ne amoon nañ ko Promoville mi ngi fi am na programme yoo xamante ne nii dafay concerner aussi taax yi nga xamante ne moom mooy kaw ga li may wax kaw ga mais ñun li ñu gën a intéressé au niveau de Rufisque parce que on a une population jeune mooy fexe ba ndaw ñi ñu bañ a waali waanit parce que bu ñu bëggee suñu communes yi aussi ñu gën ko mën a toppatoo il faut que nit ña fay dëkk di fa yeewoo waaye itam di fa yendu xam nga foodul yendu doo xam na mu mel xam nga tey Georges boo xëyee sa kër 4 heures du matin nga dugg fa 21 heures looy xam sa kër looy xam sa quartier ñun loolu tey dañu bëgg Tëngéej ñëwaat Tëngéej bi nga xamante ni moo nekkoon Tëngéej ñëw waaye aussi ak modernité boobu nag lan moo koy indi fexe ba développer li ñuy wax fonction publique locale tey xam nga sànq damay ñëwaat ci notion de ville dortoir loolu moo rey suñu dëkk yi tey boo ñëwee Tëngéej li ngay seetlu mooy quartiers yi dëgg la les quartiers sont vivants nit ñi am na lu ñu bëgg waaye tamit nag balaa nga naanaam ne fa il faut aussi boo yeewoo nga xool fan ngay suturloo bu ñu leen proposer programme boo xamante ni incha allah suñu wàllu entre-gens ci wàllu coopération décentralisée ci wàllu partenariat ak état bi dinañu mën a ubbiwaat leen loo xamante ni ci ay bërëbu liggéeykaay ya fa nekk buñ ci ubbee ñett wala ñeent ñu signé ay partenariat xool xale yi nan la ñuy leen gën a mën a tàggatee ba nga xamante ni ñu fixé wu te duñu nekk seulement ay ouvriers mais aussi dañuy nekk nit ñoo xamante ni incha allah dinañu mat bu baax a baax li nga xamante ni moo leen warloog askan wi bu ko defee nag bu boobaa nag programme yi nga xamante ni aussi la ñuy tëral ñoom aussi ñu mën ci dugal seen loxo parce que tamit nañ ko wax man man du leer laay wax gis nga programme rafet na trop mais adhésion population yi ci la bokk parce que un maire rek mënul def benn programme. léegi Nafissatou géej gi moom nu ngeen koy def mi ngi fell dëkk bay dem rek am nañ ci borom xam-xam yoo xam ni ñaaw nañ ci njort loolu moom yéen ñi ne ci dëkk ba ak yéen ñi bëgg a yootoo jiite dëkk ba yéen a ngi ciy xalaata. ñu ngi ciy xalaat bu baax man depuis 2016 dama ci xalaat parce que comme ni ma la ko waxee man xale yi ñoom ñoo ma soxal parce que dama ne bu ñuy tabax dëkk. il faut ñu tabax jikko ya il faut ñu tabax nit ña nga xamante ni ñoo yeewoo ca dëkk ba te nit ñi nag ñun presque suñu wàllu wéy na xale yi la ñuy tàggat ci loolu nga wax depuis 2016 en 2017 je me rappelle ki nga xam ne moom mooy Woré Gana Seck dama ko invité woon ci benn journée de l'excellence mu jàkkaarloog xale yi wax leen li nga xamante ni tey moom mooy enjeu yi ci Tëngéej c'est vrai dañuy jànkonteeg ay jafe-jafe ci géej gi avancée de la mer tey am na programme boo xamante ni depuis presque 10 ans taxawal nañ ko fa muy protection de la digue d'ailleurs ci Rufisque Est am na quartier bu ñuy duppee Thiawlène bokk aussi ci quartier yi nga xamante ni géej gi daf ko bordé maanaam dafa lang géej gi quartier boobu il y a de cela moins d'un mois xale yi dama leen fa dajale woon ci benn centre aéré boo xamante ne nii du lenn lu dul tàggat leen ci wàllu protection de l'écosystème marin
protection de l'environnement ndax c'est une zone écologique communautaire may gërëm aussi bu baax les responsables de la ZEC en l'occurrence mon frère Idrissa Thiaw parce que permettre nañ ma pendant 20 jours xale yi ñu toog fa parce que c'était aussi un tremplin pour xale yi ñu am tuuti vacances xam nga aussi suñu communes yi yenn saa yi du ma ne du ñu toppatoo xale yi mais xale yi amuñu cadre donc man c'était vraiment l'occasion permettre xale yi ñu am cadre ñu am foo xamante ni fa la ñuy féexloo mais aussi jàng fa donc pendant 20 jours bi ñu leen tàggatee ba pare bi ñu paree dañ leen jox ay attestation ñu nekk ay ambassadeurs ci seeni quartier xale bu ci nekk ñu jox la attestation d'ambassadeur may leen dañ leen di nommer ambassadeur parce que bu ñuy nommer ay ambassadeur ci xale lañ ko war a jëkke parce que ñoom ci boppam ñoom ñooy mën a transformer quartier yi ba tey ci li nga xamante ni moom nga posé comme question Babacar d'ailleurs ci li nga xamante ni moom mooy sama programme bokk na ci écotourisme revalorisation aménagement li nga xamante ni moom mooy littoral gis nga zone boobu ma la wax zone écologique communautaire bu Thiawlène bi c'est presque 1 kilomètre xam nga man lan laa fa nar incha allah bés bu ma toogee ci fauteuil maire te balaa boobu sax parce que ñu ngi ciy liggéey ñu aménager ko de sorte à ce que population yi am seen corniche comme Dakar am espace boo xamante ni xale yi dinañ fa mën a def ay activité ndax foofu bu ñu réere mbir ne aussi dafa janook armée di Thiawlène ñu ñaanal ña fa tëdd sama rakk bokk ci depuis 2006. ni nga doonee politique si léegi bett na ma lool. Babacar li may wax nii gis nga bés boo ko jàppee incha allah le 23 janvier boo ma ooyee téléphone nga ne madame le maire waa lii nag ma ne la lii da bokk sama chantier bu njëkk donc foofu dañ koy aménager xam nga Tëngéej ni nga ko waxee dëgg la ñun dañu am géej mais gis nga géej bi. fi mu toll nii li nga xamante ni moom mooy ngëneel yi ba tey gisuñu ko xam nga lu tax dañoo am marché boo xamante ni dañoo dem samp ko géej ca géej ga wala boog ca wetu géej ga loolu nekk loo xamante ni lu doy waar la ndax amuñu fu ñu fexloo donc man je veux une promenade des Anglais à Rufisque. incha allah te dafay am loolu yëpp na fi lu rafet la protection nga bëgg aménager ak lu ni mel mais géej gi mu ngi gën di jël ci suuf si. mooy li ma wax te loolu est-ce que yow en tant que maire mën nga ci dara. mën naa ci dara kay incha allah ndax comme ni ma la ko waxee. du doon investissement bu ndaw de. du doon investissement bu ndaw mais. te maire yi amuñu daanaka koppar gu bëri. loolu dama koy bañ a dégg xamul tax gis nga xaalis defarul dëkk. parce que aussi am na loo xamante ni war ñu ko réere mbir Georges gis nga dëkk boo ko yoree. da ngay bëri fooy làqat ci. maanaam il faut nga am carnet d'adresse gis nga maire rek population yi aussi loolu il faut ma lancer leen ci appel gis nga nit. c'est vrai que ku nekk mën na ne waaw man dama ne bëgg nekk maire mais dafa laaj aussi nga am carte d'adresse dafa laaj aussi nga am ay relations dafa laaj aussi nga ubbeeku ñëpp parce que loolu mooy jàppale askan wi xam nga askan wi kenn ku ci nekk quartier yi ma la limal Rufisque Est am na plus de 20 quartiers bu ma toogee fii di ko lim damay jum xam nga ku ci nekk boo xëyee yaa nga ca la nga war a ne ñu tabb la nag nga nekk maire kooku mooy war a nekk sa bët say tànk sa loxo mais aussi comme ni ma ko waxee askan wi dugal ci seen loxo même askan wi sama programme dafa am lu ñu naan gouvernance participative maanaam gouvernance locale participative nit ñi il faut ñu gis seen bopp ci conseils municipaux yi man personnellement dafa nekk benn cheval de bataille boo xam ne wéetuma ci ndax xam nga lu tax. conseils municipaux yooyu est-ce que njortoo mën na am ëllëg ab galgal Ismaïla Madior Fall dem fële keneen fël rek naan moom itam mairie bi la soxla. loolu ñun xam nga fi mu toll nii ñu soxla. ñu gagné d'abord wóolunte nag parce que man ci loolu laay dox gis nga ay nit bu ñuy liggéey te wóoluntew ñu ku ci nekk mën a dem toog këram ñu wóolunte mais ci kaw aussi ñu waxante dëgg je pense que waxante dëgg bi mooy lan wàcc ci terrain bi di liggéey ñun loolu la ñuy def man personnellement li nga xamante ni moom laay invité sama camarades yi nekk Benno Bokk Yaakaar te loolu sax je pense que ñoom xam nañ ko ba pare mooy ñu liggéey dans la cohésion main dans la main ndax xam nga lan moo ñu soxal d'abord ñu gagné. bu ñu gañee ba pare dinañu xam kan mooy xel. léegi seetlu nañ ni yéen journalistes yi ak ñeneen ñi liggéey ci télé yeeg ci rajo yi yéen a ngi songu mairie yow ca Tëngéej Ahmed Aïdara ca Guédiawaye Ndoye Bane sax ca Pire foog naa Amadou Ba bu laas itam am na ca Tamba fu muy xëccoo loolu moom noo ko gisee. damay sant yàlla d'abord ensuite di wax ne Sénégal vraiment. bëgg nañu suñu réew di wax tamit ne comme ni ma la ko waxee c'est vrai mënuma bañ ne journaliste la mais exercer tuma mais li ma ci jàpp li ëpp solo mooy askan boo fa yeewoo faw nga xool lan nga fa mën a dugal ngir mu jëm kanam
je pense que loolu moo ëpp solo lépp te ñun ci loolu la ñuy yëngu di gërëm nag bu baax Babacar mouvement Nafi pour Rufisque xam naa nañ ci ñëw ci kanam parce que aussi nekk na maanaam kuréel goo xam ne ay ndaw ñoo ko yor ay mag ay jigéen ñoo xamante ni bëgguñu lenn lu dul ñu gën a xam dayoog ndaw ñi ci li nga xamante ni moom mooy Sénégal ndax nag à part les femmes jeunes yi je pense ñoo fi ëpp. donc dama bëgg aussi ñu gën a feeñ ci maire yi ensuite li ñu war a Babacar nga baal ma li may wax dafa am solo. jigéen ñi tamit jigéen ñi dañoo wéet trop ci communes yi. 90% plus de 90% de maires hommes il faut ñu xoolaat ne aussi jigéen boo ko dénkee mbir da koy teeg fukki loxo donc may waa commune Rufisque Est ñu incha allah porter sama candidature à la tête de la commune de la mairie de Rufisque Est. jërëjëf Nafissatou Diouf jërëjëf mbokk yi ziar bu baax Faty ak ñi mu àndal. suñu naataango ak suñu confrère yi nekk rajo Futur Média juróom-ñetti waxtu jot na daleen jàmm ci ñaareelu pàcc bi 8h info la ñu koy doore ànd ci ak Cheikh Tidiane c'est parti.